asalaamaaleykum mbokk internet yi seetaan Dakaractu TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ndogu des célébrités 4e numéro ñu ànd ci ak le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf tey nag moom la ñuy seqal waxtaan damay jàll ci biir rek ñu daal di commencer li nga xam ne mooy ndogu des célébrités. Waaleykum salaam. Ça va? Na ngeen def? ñu ngi fi. Ça va bien? Ça va bien. Bien. ñu ngi lay ziar. Merci beaucoup. ñu ngi lay delloo ziar. mbokk internet yi kon ñu leen ko waxee woon tey ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf la ñuy dalal ci li nga xam ne mooy ndogu des célébrités léegi dañuy jàll rek ci biir ñu daal di seq waxtaan. Jërëjëf. ayca Bismillah. merci. mbokk internet yi comme ni leen ko waxee woon ñoo ngi ndogu des célébrités ànd ci ak monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf monsieur le ministre ñu ngi leen nuyuwaat di kontaan lool ci ndog bi macha allah neex na torop kontaan nañ te moom xam naa sa mbokku alpulaar yi dinañ am lu ñu la wax. jërëjëf yéen a ko moom yàlla na ko yàlla barkeel yàlla nangu ko tam. d'accord dañ lay bàyyi rek nga daal di nuyu ak mbokku internet yi nga xam ne ñooy seetaan Dakaractu TV. maa ngi nuyu ñëpp di ko tàmbali suñu kilifa diine yi di leen ñaanal ñu yàgg fi. te yàlla may leen wér te li nga xam ne ku ci nekk son ci ñoom sa maam moom la xal set ci yow yàlla na nga mottali sa yéene ci jëfal ko ba am ngërëm di nuyu suñu mbokkum taalibe yi ci tarix yëpp di nuyu suñu mbokkum sénégalais yi ak fu ñu mënta nekk di nuyu suñuy waajur yi di nuyu suñu mbokk yi. d'accord monsieur le ministre noo dundee koor gi xam nañ ne activités yi bari na ba amul leen loo xam ne rek soppi na ko ci say activité ak yoo doon def liggéey bi. waaw xam nga koor déjà ci en plus li nga xam ne moom moo gën ci nit ki muy sa santé déjà loolu rek doy na tawfeex ñu dolli ci. activités yi nga xam ne da nga daan def midi nga wàcc da ngay am léegi occasion continuer toute une journée pour gën a mën a liggéey bon koor déjà am na ci ay njëriñ yu bëri yoo xam ne dafa war a indi productivité ci réew du koor rek dem tëdd wala teel a wàcc déedéet koor di ci am opportunité lu bëri loo xam ne ci jamono bu ñu dul woon koor manqué woon nga ko nga dabu ko ci koor loolu ci avantage la te noonu lañ koy dundee ñun bés bu nekk ci liggéey bi ak fu nekk. d'accord mën nañ jàpp ni kon ragaloo koor. bés bu nekk sax dañu woor voilà. d'accord ñu gis ne nag weeru koor bu ñëwee jikko yi dina xaw a soppeeku tuuti jaamu yàlla bi dina gën a bari nit ñi tam nañ def social ci wàll bi nga féetee ak sa commune est-ce que yaa ngi def lu ni mel. waaw xam nga at bu jot dañoo baaxoo fii ci commune bi séddale suukaru koor defe naa ren atteindre nañu 400 familles yoo xam ne suukaru koor soosu dem na ci ñoom ñu teg ci tamit bàjjenu gox yi dinañ leen jox ay paje
chef de délégué de quartier yi tamit dinañ leen jox ak yeneen personnalité ak miskin yi nga xam ne tamit dëkk nañu ci commune bi loolu at bu jot ci weeru koor dinañ ci jaamu yàlla ci noonu xale yi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla war nañ leen encourager ndax ñoom ñooy def café gi ci yoon yi ak sandwich yi point de vente bu nekk ci biscuiterie yi ak feneen li ñu amoon jox nañ leen ko pour ñu gën leen jàppale ci. d'accord muy yu rafet mais gis nañ tam bu dul sax yéen yeneen ni dañ koy def koor rek bu koor gi jeexee ñu bàyyi ko te jàppalante yaakaar naa ne yàlla sax moo ko santaane looy wax ñooñu yooyu nit. waaw xam nga yàlla dafa ne ci alxuraan lan tanaaluu birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun dafa ne jaam bi su fekkee gis nga moom ci moom yàlla li nga xam ne yow moom nga gën a xémmee mu defal la ko da nga koy def li nga da nga koy jox moom yàlla li nga gën a bëgg ci yow donc c'est un commerce du weeru koor rek la ñu war a def yooyu weeru koor dañu ne loo ci def daf koy multiplier waaye lépp lu ñu jàng ci weeru koor ci xiifal bi ci mar bi ci maral bi ci màndu bi ci li ñuy xool li ñuy déglu li ñuy xeeñtu li ñuy wax noonu c'est une leçon 2 mois bu yàlla bëgg ko année bi yëpp nga def ko joxe bi da nga ko war a def ndax loolu jaayante ak yàlla la yàlla ku jaayante ak moom mu fay la bi anwaalikum wa anfusikum saalikum xayrun lakum in kuntum taxlamuun yàlla nee na jihaad loo am dugal ko ci biir loo am jox ko loo jur jox ko loo jëf tamit jëf ko fi sabilillahi ci yoonam boobu nee na xayrun lakum loolu moo gën ci ñun. d'accord mooy lu am solo waaye mënuñu wax ko te dugguñ tam ci li nga xam ne mooy actualité xaw fi ci dëkk bi muy wàllum étudiants yi gis nañ ne am na lu jotoon a am mais kii di njiitu réew mi dox na ci ay jéego ba ñu jël ki nga xam ne mooy Omar Pène def ko ambassadeur ngir mu rattaxal diggante bi noo jàngatee loolu. waaw déjà Omar Pène c'est pas un hasard ndax man ak le président Macky Sall ñoo bokkoon université institut des sciences de la terre te jamono jooju ñu nekkee université Omar Pène daanaka moo doon le seul artiste boo xam ne at bu jot dinañu ñëw defal benn concert seddalaat suñu xol ñu dellu donc loolu du hasard te président Macky Sall fàttewu ko donc dafa delloo li ñuy wax mbar naar bi xoromam. alors Omar Pène tamit di symboliser wax dëgg yàlla ci monde étudiant day symboliser une référence ndax message yi muy wax à travers ses chansons day dal ci biir xolu étudiant woy na étudiants yi concertal na étudiants yi ànd na ak étudiants yi te cause étudiant bu am dañ ko ciy dégg donc kooku defe naa des deux côtés du côté du gouvernement nga xam ne ñun foofu la ñu toll woon ak côté étudiant yii tey te ñun jaar nañ fa ñun ñaar ñëpp bon dina nekk interlocuteur boo xam ne dañ koy sant. d'accord yaa ngi ne jaar nga ci étudiant ak président Macky Sall est-ce que jafe-jafe yi nga xam ne moom la étudiants yi daan jànkonteel seen jamono loolu amoon na. c'est la même chose c'est-à-dire le système éducatif sénégalais n'a pas évolué depuis sa création. léegi lu ciy pexe. lu ci pexe bon man nag dama bokk ci gouvernement donc gouvernement bi am na vision ak programme am ci éducation loolu bind nañ ko ci yoonu yokkute bind nañ ko tamit ci le plan Sénégal émergent donc man loolu laay suivre mais tamit dafa am beneen côté boo xam ne professeur laa fa nii ma gisee yëngu-yëngu étudiants yi da dul jëm kanam parce que déjà étudiants yi dañ leen tàmmal loo xam ne mënut a continuer dangay xool étudiants yi 6000 la ñu woon dem 17000 ñun jamono ji ñuy jàng 17000 soriwul trop mu ñu nekk 54000 tey jii plus de 100000 étudiants amul benn état ci àdduna bu ne attan na jox bourse tous les étudiants amul parce que déjà da ngay xool démographie c'est-à-dire population ni muy augmenter 50 ans yu nekk dañu am ce qu'on appelle dédoublement population c'est-à-dire juróom fukki at yu nekk population bi day multiplier par 2 léegi donc nga yokk ci dédoublement boobu croissance démographique de la jeunesse Sénégal 65% ont entre 18 et 25 ans léegi 18 et 25 ans boobu loolu mooy lan mooy chaque année dina am
350 000 yu yokk ci 18 et 20 ans yooyu léegi nga xool nombre bi ciy dem université ça veut dire que da ngay dellu ci mais su fekkee 150 000 étudiants la ñu am d'ici 2035 dinañ am 300 000 étudiants 300 000 étudiants ci diggante bi ak boobu dinañ fi gréwaat ne yokkal leen ma dinañ fi gréwaat ne wàññi leen et cetera day nekk charge boo xam ne masse salariale boobu dina dem ba lëkkaloo ak masse salariale gouvernement du Sénégal tey jii xoolal gouvernement du Sénégal 112 000 lañu ils font pas plus de 120 000 employés yu état bi di fay léegi soo jëlee loolu budget bi ñu leen di fay nga xam ne soo xoolee ci li ñu leen di fay rek daanaka nekk na su fekkee nekkul le tiers nekk na au moins la moitié ci li état bi ñuy jël ci ressource nga bëgg nag dans 30 ans même état boobu di supporter et le gouvernement et ses propres projets parce que président bu ñëw day am projet teg ci nag étudiants yi nga xam ne dañuy dédoubler wu doon 300 000 loolu ban état moo ko mën. d'accord mais yokk bourse yi neen xaw a yokkal ak wàññi ticket restaurant yi kon mën nga jàpp ne loolu du am benn lu muy am impact ci coow li. xam nga dafa mel ni góom boo xam ne dafa gasu nga jël alcool rek teg ko ci kawam xam nga fajuloo góom bi alors que dañ ko war a def curtage bi fajaat ko gësaat ko ba mu gën a metti parce que yooyu dina metti réforme yooyu suñ ko naree def dina metti moi je pense que on les a satisfaits satisfaction du moment la mais à long terme ay yeneen grève dina fi ñëwaat di réclamer ay bu suñu yokk ay yeneen grève dinañ fi ñëwaat di réclamer ay lii loolu du wéy et ça je vous le dis que il est temps je pense que ñu toog ñun ñëpp tous les Sénégalais autour d'une table ñu waxante dëgg bi nga xam ne lii la état bi mun parce que yu ci bëri tamit ay pression la pression mooy lan mooy grève am na on veut un climat social apaisé et cetera xale yi kaas nañu pour le moment ñu jox leen li ñu bëgg mais je suis sûr que du sax ci nguuru président Macky Sall d'autres présidents viendront auront peut-être multiplié par 10 les mêmes problèmes et je pense que xëy na peut-être ñun suñu deuxième mandat suñ ko jotee dinañ gën a mun a. D'accord. monsieur mi ci wàllum politique APR nga bokk waaye commune Biscuiterie yi nga nekk te nag ñu ko waxee commune bi bëri na yëngatu lool ñi la fii diir mbagg bëri na yow tendance boobu noo ko dundee. bon man du tendance si man c'est-à-dire dafa nekk loo xam ne xëy na ñi fi nekk ñoo comprendre ndax defe naa soo nekkee ci parti nga bokk ci secrétariat exécutif du parti loolu c'est un message qu'on donne à la commune nga boole ci tamit am la confiance du président que je remercie au passage mu ñëw def la son ministre conseiller spécial transversal moi je conseille au président qui dans tous les domaines en plus de mes domaines d'expertise qui sont les énergies renouvelables les mines et l'agriculture donc président am confiance ñëw teg la non seulement secrétariat exécutif teg la son conseiller spécial mu booleete la tamit dans son cabinet ne la nag léegi demal commune sàngam nga militer fa su doon man de ka fa président yónni te mu ëpp ma garaat ëpp ma ko ci parti bi dinaa topp ci ginnaawam xam ne lii mooy volonté président ndax président tamit du ñëw di imposer aux militants ki ñu war a jiital ak ki ñu warul jiital ñu dolli si bi ma ñëwee xëccoowuma place dama ñëw di liggéey ak ñëpp ñi nga xam ne nag nangu nañu ñëw liggéey ak man ma ànd ak ñoom liggéey ak ñoom di def ay actions on a créé le PADEM le programme d'activité de développement endogène boo xam ne dans ce programme chaque année je prends 100 jeunes yoo xam ne dama leen di utal ay formations dans des écoles yoo xam ne man maa koy fay ñu ngi ci 3e génération soo xoolee ci net bi bu yàggul rek la ñu doon célébrer diplôme ñu leen doon remettre ñu jóge ci loolu ñu def un programme de réfection des mosquées def un programme social j'ai dégagé un budget boo xam ne képp koo xam ne am nga ordonnance wala nga war a faju wala yu demee noonu soo ñëwee ci ki yore programme boobu dina la accompagner ba liñ ci mun ñu def ko ci yow ñu jógee foofu
j'ai un programme de microcrédit boo xam ne à travers le forum de quartier que j'ai créé tous les jeunes qui portent un projet dans un quartier maa ngi ci 6e financement bi ci jeunes yooyu te 21 quartiers la donc il y a 21 projets qui attendent d'être financés et ces projets là ay jeunes ñoom ñoo ko porté dans le cadre du forum de quartier jeunes yi dama leen di dajaleel ñu nekk 100 par quartier 100 yooyu réfléchir ci benn projet boo xam ne projet communautaire lay doon loo xam ne suñ ko réaliser dinañ ci gis seen bopp et je vous donne des exemples même à Bopp dañu def ce qu'on appelle le RDA réseau de distribution alimentaire bi ma leen financé xale yi ñoom ñooy dem ay Sangalkam di jënd ay ginaar jënd seen congélateur di fëgg ci buntu këru Bopp yi di jaay seen ginaar foofu ci maire yi donc loolu c'est un réseau de distribution alimentaire yoo xam ne kenn dootul dem ci àll ba di jënd ay ginaar ci xale yi la ñuy jënd ginaar ñu ciy def bénéfice nag di évoluer fii ñu nekk nii ci Waagu Ñaay fii ma dëkk ñoom seen réseau dañuy jël ay produits Casamance ay citron ay naka la tuddee tigadege transformation produit de transformation di ko def di ko paqueter bu rafet professionnellement di ko distribuer ci quartier bi bon d'autres quartiers comme Cité Bissap def nañ fa microcrédit dañ ma leen jox xaalis boo xam ne dañ koy lebalante tey jii ñu lebal la juróomi junni ëllëg ñu lebal la fukki junni et cetera xale yi doon dem marché di yor ay table di jaay ay gerte caaf ak yooyu yëpp xale yooyu yëpp bénéficié nañu ci cadre boobu et là c'est pas simplement Biscuiterie mais au niveau national maa ngi koy def soo demee Touba ma nga fa Saint-Louis ma nga fa Thiès ma nga fa et cetera et cetera. leble bi am na bokk ci parti wala képp koo xam ne bénéficier soxla nga ko rek dañ la koy jox. amul kenn koo xam ne dañ la exiger sa appartenance politique religieuse wala sociale yow daal nekkal doomu Biscuiterie nekkal sénégalaise wala nga nekk sénégalais soo bokkee ci forum de quartier bi di nga bénéficier wu ci avantage yooyu. D'accord monsieur le ministre li ñu desee pour ñu àgg ci 2019 bareetul moom la Sénégal yëpp di xaar muy élection li nga xam ne mooy élection présidentielle Macky Sall yéen a ànd ak moom mi ngi xalaat 2e tour yenn sénégalais yi tamit am na lu ñuy wax ne du dem 2e tour yow la moo ci sa jàngat en tant que apériste membre tamit ki ko xam ne yaa ngi conseiller président Macky Sall. ñun de ci li ñu gis ak ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne bés bu nekk ñu ngi ci àll bi. ñun suñu xel dal na ci 2019. moo dalal seen xel. dalal suñu xel mooy da ngay xool lu mat 1750 villages yoo xam ne daanaka kenn amu ci woon ndox tey fexe nañu ba ñooñu am ay forage di am ndox nga xool lu ëpp ci ay junni ménage ay kër. yoo xam ne kenn amu ci woon électricité tey jii fexe nañu ba ñooñu am électricité nga jël 300 000 familles yoo xam ne dañu daan toog du 1er janvier ba 31 janvier junni sax du tegu seen loxo ñu fexe ba famille bu ci nekk ñu jox la 100 000 francs par année muy juróomi junni ñeenti at yu jot muy 300 000 sénégalais ak sénégalaises yoo xam ne kenn waxu la ne bokkal parti politique bi bokkal APR wala loolu ñu lay soog a jox yooyu yëpp dañ ko def nga ñëw ci monde rural bi Sénégal xam nañ ne gerte gi mi ngi woon ñun bi ñu koy jël ay 160 180 ñu yóbbu ko ba ci 200 defe naa 210 la actuellement loolu lu ñu def la ay plus-value la yoo xam ne tey jii ci ñi nga xam ne ñoo ëpp ci Sénégalais yi mooy ña nekk ci àll ba parce que Dakar bi dañoo wax rek la majorité des Sénégalais ñu ngi ci béy bi la majorité des Sénégalais ñu ngi ci néegu ñax yi la majorité des Sénégalais ña nga ca àll ba ñooñu nag ñun yaakaar nañu ne suñu loxo jot na ci ñoom te loolu dafa bokkoon ci programme yoonu yokkute xam nga programme yoonu yokkute moo jur Sénégal émergent ak yeneen programme yu ñu tënk mais programme yoonu yokkute soo dégloo discours président de la République tout le temps li mu doon wax mooy li muy gën a xeex mooy inégalité yi mooy ñu am benn Sénégal ñëpp am même carte d'identité bi
yow nga nekk sénégalais supérieur kii nekk sénégalais inférieur wala nga nekk yow soxna ne jigéen nga rek jigéen boobu tax droit yi nga am ci société bi yëpp góor yi di la ko jëlal président dafa ne inégalité yooyu moo doon cheval de bataille am bi muy nekkee le candidat président. d'accord kon bu ñu la déggee réalisation président Macky Sall may na ko mu gagne élection yi au premier tour. suñu xel dafa dal ci loolu le président Macky Sall je te dis pour la première fois un président qui part avec un bilan boo xam ne bilan bi moo koy defal son moo tax xam nga tardé bi mooy di ñu xëcc ci ay waxu caaxaan te duñ ci dugg ndax le président Macky Sall amul personnalité di dugg ci ay waxu caaxaan di tontu nit yi ci ay wax na lii la waroon a wax non attaqué leen ko ci un programme ñun ñooy génn défendre le programme parce que ñoo ko bind ne ma programme mu agricole tam kolam baaxul bi Sénégal di Sénégal jusqu'à présent li béykat di am di ko yóbbu këram musu ko am de Senghor depuis l'indépendance jusqu'à présent Macky Sall la ko am énergie bii nga xam ne ñun bitim réew lañ fi nekkoon dañ daan ñëw fii mission chaque fois mais soo xoolee énergie ni mu évoluer te loolu du hasard lu ñu toog jàng ko bind ko ay experts ñoo toog ne voilà suñu buggee Sénégal dem dañuy def ce qu'on appelle le mix énergétique amu fi woon mix énergétique c'est un programme boo xam ne lépp loo xam ne day joxe énergie ñu dem fi léegi nag président Macky Sall joxe ay délai ak ay capacité yoo xam ne war na ko remplir balaa at yooyu di jot benn bi mooy le énergie renouvelable xam na ne su fekkee jant bi day joxe énergie te ñun am nañu jant 3000 heures d'ensoleillement la ñu am par année mu ne bon léegi nañu uti énergie jant bi def ko courant ñu dem suñu cible mooy d'ici 2024 la ñu am 22% énergie boo xam ne dañ koy jëlee ci jant bi loolu nag du hasard parce que suñu amee 22% si suñu courant ñu koy dugal jëlee ko ci jant bi nga xam ne kenn du ko fay di ko dugal ci ménage yi loolu dinañ économiser au moins 800 000 milliards 800 milliards yooyu suñ ko économiser fan lay delluwaat ci sénégalais yi lay delluwaat donc yooyu yëpp ay études la yoo xam ne dañu toog jàng ko noonu lañ ko defee ci piste yi noonu lañ ko defee ci monde rural noonu lañ ko defee ci santé noonu lañ ko defee ci pêche noonu lañ ko defee ci agriculture et cetera. d'accord kon loolu leer na ñu neex dañu wax nag ndogu bu ñu waxee ndogu xel dina dem ci lekk xam naa du ñu sax simmi monsieur le ministre la mooy sa plat préféré. man nag su ma la waxee suma plat préféré dina la jaaxal mbaxalu Baye Fall mooy suma plat préféré moo gën a yomb ci togg da ngay jël ndox mi rek sànni ci sa ginaar waaw su yëpp baxee rek nga sotti noonu loolu mooy suma plat préféré ndax mu nekk suma plat préféré bi ñu nekkee étudiant nekk daanaka loolu la ñu doon dundee waaw laax añ cere reer wala mbaxalu Baye Fall. d'accord mais est-ce que mën nga nett anecdote parce que xam nañ xale yu bari jaar nañu ci wàllu gaal ak yooyu daan nga ko def. waaw mais loolu xam nga xale yëpp ñooy jaar ci loolu waaw. mës nga toog tamit bés koor gi sonal la lool ba nga yëg ni tey jii. daal koor gi am na man attention am na jamono yoo xam ne wax dëgg yàlla daaw ma woon woor loolu moom du ma kii ndax maa ngi soog a ñibbi si Sénégal daanaka donc jamono yu bari yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy wax waaye nag yàlla nañu yàlla dolli sellal yàlla mi nga xam ne nag moo am lépp te mun lépp yàlla nañu def ba wax dëgg yàlla mu kontaan ci ñun loolu rek la ñu sàkk yàlla jaamu yàlla rek waaw. mu mel ne ni ñu dese woon ci waxtu mi ngi jeex dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo lancer message Sénégal yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers Dakaractu. waaw d'abord maa ngi leen di gërëm yéen waa Dakaractu ndax seen évolution fii la ma fekk je vous ai vu vraiment partir de zéro ba egg fi ngeen egg tey di compétir ak ñoo xam ne daanaka mage nañ leen ay ñaar fukki at loolu courage la d'abord abnégation et puis persévérance ci li ngeen di def ak gëm li ngeen di def ma leen ci encourager bu leen ko tegg et puis qualité aussi programme yi ngeen di présenter vous faites partie des rares yi nga xam ne seen programme
ak seen présentation am na qualité boo xam ne nit yi dañuy dellu si waat ci yéen ba yenn nouvelles yi sax da ngay koy wax ñu ne dem leen Dakaractu lan nañu kii loolu mooy lan mooy loo leen jël rek def ko ci toile bi loolu déjà ñu ngi leen ci remercier suma mbokkum sénégalais jamono ji am na wax ju bëri waaye wax ju sew la ndax li jaral wax ji dafa matul woon sax ay kilifa egg ci waaye seen xër na moo tax ñu egg ci li nga xam ne nag man foofu laa bokk ndax su may waajur ñoom ñëpp ay tijaan lañu su may rakk ñii xaadir su ma bàyyi su ma maam yi ñii xaadir ñii tijaan man yàlla def ma dugg ci mouridisme ba ñu am 14 ans lañ ci dugg bañ ci duggee tamit ba fii ñu toll dafa am fu ñu sëñ Touba tegoon daf ñu bindal téere am na yu bëri soo ci mënul soo ci jaarul doo mun a tëb rek ne man murid laa bay wax ay bayit yoo xam ne ñëpp mun nañ ko kóoru di ko wax sëñ Touba dafa bind téere bu ñuy wax Tazawudu Sixaar Tazawudu Sixaar mooy yóbbalu ndaw yi c'est le message destiné aux jeunes lan la ciy wax yaa ayyuha shibyaanu laa tastaxiloo anil huda fastaxiloo bil ulumi bi hifzi wa tilaawa wajtani boo majalisa shaqaawa lii mooy enseignement sëñ Touba ci jeunes yi ne leen dee leen def lu dul jub dee leen sàkku xam-xam dee leen durusu xam-xam yi dee leen wottu xam-xam yi te bu leen sàkku lu dul lépp loo xam ne jëm na ci jub wàccani boo majalisa shaqaawa fépp fu ñuy dul waxee yàlla ak yonent bi bu leen fa teg seen tànk ne fa kullu man baadara waxtal sihri ilalu daaxu astaraxa waxtal kibari képp koo xam ne jub boobu yaa ngi ci sa wàllu ndaw man Serigne Touba dinaa la yoreel sa mbag dem waxaat ci beneen xasida ci jamono su mettee wala nga nekk tuuti tànk di ut kun kaati man li duri wal bu saa tanal xasdan wa taxlool ji la yàmmu taxalu nee na dee leen muñ seen wonso dee leen muñ seen lor dee leen muñ les passions dee leen ko muñ ndax loolu kese de xasdan wa taxlool ji la yàmmu taxalu loolu ngay amee xasdan mooy koo xam ne lu mu buggati yàlla def ko te ci ngay rawee tamit say maas waaye nag loolu dafa àndul ak wax ndax laa tuksirul shakwa fa kun mu ta jalidan atatazuna anaka mun hum sëñ Touba dafa ne yow murid bi del noppi say lor bul bari jàmbat bul bari gereew bul bari kaas bul bari wax ju bëri fakkun dee leen nekk mu ta jalidan di góorgóorlu rek nañ leen di gis ci liggéey tarbiyu durusu alxuraan duru xasaat yi ak sellal fakkun mu ta jale atatazuna anaka mun hamu loolu de soo leen ko defee képp koo xam ne da leen teg bët day ne kii ku yàlla xéewal la bon sëñ Touba dafa am enseignement boo xam ne moom la ñu jàngal ci la ñu nekk nag may ñaan suma mbokkum taalibe yi suñu doom yi surtout la jeunesse ñu dem ressourcé wu ci enseignement Serigne Touba boobu bañ a topp ñi nga xam ne parce que yoon bi tey ma wax la benn anecdote bu tuuti sëñ Touba bi mu bindee kii Fawzeyni waaw ba mu ko bindee ba noppi mata bu Fawzeyni dafa ne suñu boroom dimbali mën a ba ma ñag Touba xam leen ne képp koo xam ne mu ngi leen di woo feneen leneen lay doon mooy seytaane xam moom dafa bari woon kii kersa mu ne bon leneen lay doon ba bu leen ko wuyu waaye Cheikh Ibra ba mu déggee wax jooju xam nga lu mu ko wax dafa ne lu sëñ Touba wax de dëgg la waaye moom xalaatam ak li nga xam ne moo ko jaaxal mooy ana ñuy juddoo ci biir ñooñu muy wax nag am na ñoo xam ne dañ ci nar a juddoo ci biir ñooñu nag moom Cheikh Ibra moo ko jaaxal ba ñu xam ne yoon wi du nekk murit rek mooy loo wax nit yi war la gëm loo tudd ci xasida sëñ Touba parce que dañuy jël léegi xasida sëñ Touba sax di ko firee intérêt loolu nag li koy dindi mooy jeunes yi da ngeen di jàngi Serigne Touba nit soo koy ànd ak moom da nga koy jàng da nga koy xam waaw kun kaati man li duri wal bu saa tanal xas dan wax tax loolu ji la yaa mu taxal waaw foog kullu man baadara wax seere ilal ku daaxu astaraxal wax tamit lii mooy enseignement wu Serigne Touba ñu ngi leen di gërëm di leen sant di baalu àq ñëpp di sàkku ñëpp baal ñu àq di ñaan Sénégal bi benn la
yal na ko yàlla xéewalal yal nañu yàlla sëmbartal ay may ci suñu biir Sénégal bi mu ànd ak jàmm ak déggoo ak yërmande allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. mbokk internet yi doon seetaan Dakaractu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi mu nekkoon seen 4e numéro ndogu des célébrités ñu ànd ci ak monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf gis ngeen kàddu yi ngeen xam ne nag jot na ko fee wax ñu ngi ñaan Sénégal yépp yàlla def fi jàmm ñun tam ñu leen di jaajëfal di leen wax ne nag ñu ngi leen di jox rendez-vous ak beneen numéro ak beneen gan jaajëf. ولتكفر عني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا يزيد